asalaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu di leen dalal ci seen émission Njaacaar tey dañu fas yéene waxtaanee violence faite aux femmes semaine yi ñu génn dañoo taxawaloon benn campagne boo xam ne ñu ngi ko tuddee 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes ñu ciy jël occasion pour waxtaanee un peu fan la xoxatal yooyu nga xam ne moom la ñuy teg jigéen ñi Sénégal fan la ci toll waxtaan bi nag tey dinañ ci ànd ak professeur Djiby Diakhaté nekk sociologue professeur ñu ngi am mbégte di la dalal ci plateau wu Njaacaar. waaw jërëjëf soxna Lalla maa ngi kontaan lool tamit di répondre ci sa invitation di kontaan aussi fekk fi sama xarit Badara ak soxna si madame Thiam bon madame Thiam moo dàq Touré quand même di rafetlu bu baax aussi émission bi nga xam ni moom ngay def je crois que émission bu am solo la ci penc mi di leen ci féliciter ci thème yi nga xam ne moom ngay développer. merci beaucoup di ci féliciter aussi waa télévision bi ak ñi seetaan ñëpp jërëjëf. di kontaan nag parce que première fois ngay répondre suñu invitation di dalal aussi madame Fatou Touré Thiam nekk ci réseau Siggil Jigéen nekk fa chargée de plaidoyer nekk en même temps représentante du projet Voix et leadership des femmes au Sénégal madame Thiam ñu ngi lay dalal di la nuyu. maa ngi leen di fay di leen nuyu bu baax di kontaan vraiment ci li ñu daje fii fas yéene waxtaanee ci thème bu am solo ñu def ko ci 16 jours yi ñu passé jigéen ñëpp vraiment yëngatu bu baax a baax a baax. di kontaan ñi ngeen ñuy maye opportunité ñu waxtaan si ñi ngeen ñu maye opportunité également ñu continuer ko parce que c'est pas un thème de 16 jours di nuyu nag ñi ma fi taseel di nuyu vraiment docteur Djiby Diakhaté mu nekkoon sama professeur à l'ENTSS ma naw ko lool nag ma naw ko lool naw xam-xamam lool di nuyu également monsieur Ndiaye mi nga xam ne également mi ngi fi tey ñu fas yéene sekk waxtaan bi di nuyu téléspectateurs yi vraiment di nuyu waa rajo bi yëpp di leen sant di leen gërëm di leen nuyu particulièrement yow jigéen ndax jigéen nga dugg également ci émission bi nga xam ne vraiment daf ñuy ubbil yoon donc macha allah macha allah. émission bi tamit dinañ ci ànd ak professeur Badara Ndiaye moom ci kër gi la bokk professeur ñu ngi lay nuyu di la dalal tey jàpp nañ ne yow yaay doon suñu Njaacaar. mais très bien merci Lalla di gërëm suñu invité yi comme ni nga ko defee gërëm madame Thiam ci wuy si bi ñu wuy si gërëm le professeur Djiby Diakhaté sama xarit. ci wuy si aussi bu ñu wuy si mais gërëm la yow parce que da nga accepté ma ñëw bokk ci émission bi toog sa wet gërëm la professeur Songué Diouf parce que bu dul woon moom peut-être lii rek du am. dëgg la jërëjëf damay dooree si madame Thiam dañuy faral di dégg tout le temps ñu naan violence faite aux femmes lan lañ mën a jàpp ne moom mooy violence. ci ñi teg jigéen de quoi s'agit-il exactement. d'accord loolu moom dafa nekk loo xam ne léegi je pense que vulgariser nañ ko lu bëree bëri surtout au niveau des 16 jours d'activisme violence nekk faite aux femmes nekk métital rek boo xam ne dañ koy teg jigéen fekk moom d'accordul loolu moo ci gën a am solo mooy par contrainte. dañ koy teg ci kaw jigéen par contrainte. violence faite aux femmes nag nekk loo xam ne li ñuy wax ne typologie bi dafa yaatu. parce que li ñuy gis rek en général mooy ñu dóor la gaañ la wante yenn saa ñu dóor la ci xol. yenn saa ñu dóor la ci xel. yenn saa ñu dóor la ba nga xam ne da ngay déséquilibré. parce que fi ñu lay laal mooy metti. donc pour wax rek ne typologie bi dafa yaatu mais dañuy jàpp toujours rek ne xëy na jigéen bu ñu dóor gaañ ko wala ñu def ko viol wala ñu def ko leneen fekk moom d'accordul. en tout cas yaramam daal laal nañ ko. yàq nañu intégrité physique am fekk par contrainte lañ ko def ça veut dire que du lu mu d'accord. mun na ci jëlee laago mun na ci jëlee dee mun na ci jëlee leneen mun na ci jëlee sax dof. parce que am na yoo xam ne day perturber nit ki nga xam ne moom la tegu ci kawam. donc ñu jàpp ne loolu la ñu mën a tënk ci violence faite aux femmes mais buñ ci duggoon tey yaatu na lool. may wax moo tax ma ne toujours damay insister sur la typologie ne bëri na. façon yoo xam ne ay violence te yoo xam ne ñu ngi koy teg jigéen ñi ñu tuddee ko violence basée sur le genre. voilà professeur dafa am benn étude bu ma doon lire bu Banque mondiale mu ne le viol et la violence conjugale dañuy représenter un risque plus grand pour les femmes entre 15 et 44 ans plus grand même que le cancer les accidents la guerre le paludisme réunis. dëgg la xam nga li madame Thiam wax dafa am solo. yow da ngay wax jigéen ñi nga xam ne dañ leen di sàkku jigéen ñu nga xam ni ci biir néegu sëy dañ leen di teg ay métital mu nekk loo xam ni dafa yaatu parce que li nga wax ni te Banque mondiale génne ko mooy loo xam ni dafa yaatu dañ koy gis ci cas yu bëri ñu sàkku jigéen ñu sàkku
ci at yu nekk nag jigéen ñi sàkku ci bi ñuy nekk tout tànk ñii sàkku bi nga xam ne ñi ngi nekk diggu dóomu ci ay at ñi nga xam ne dañ dem ba màgget ñuy gis ay cas yooyu dañ ko ci gis ci violence conjugale madame Thiam wax na ko léegi typologie bi ñi nga xam ni dañ leen di xoqatal ñi nga xam ne dañ leen di saaga ñi nga xam ne dañ leen di duma ñi nga xam ne dañ leen di wax ay wax yu ñaaw yoo xam ne dafay leen di sonal lool pas ci instant bi ñu leen ko defee sax mais daf leen di topp yenn saa yi ba topp seen njaboot xam nga wolof yi xam nañu jigadi da ngay gis jigéen bu am doom am yenn màndarga yu nekk ci xale yi ñu ni dafa am lu ko jigadi dafa am lu mu gisoon bi mu ëmbee loolu mu gisoon daal di feeñ ci xale bi loolu wolof yi di wax jigadi nag psychologue yi dañ koo confirmer ne nañu soxna bu ëmbee lépp lu nga xam ne mi ngi koy yëg doom ji da koy yëg moo tax bu fekkee ne da nga koo teg fitna ci wax rek doom ji da koy yëg nga teg ko fitna ci jëf doom ji da koy yëg dooy nekk loo xam ne jigadi lay doon loolu wolof yàgg nañ ko wax psychologue yi ñëw tey ji confirmer ko donc loolu dafa am solo pour wane ne bëri na ay métital yu jigéen ñi di dund du suñu penc bi rek gis nga boo demee ci réewu tubaab yi am na lu ñu doon wax ceinture de chasteté ceinture de chasteté boo ko déggee ñoom bu ñu daan mës a dem xare ñoom guerrier yi bu ñu daan dem xare dañuy jël benn culotte boo xam ne weñ la solol ko seen soxna takkal ko ceinture boo xam ne weñ la tëj ko ak carnet dem ak caabi ji guerre moom bu faatoo guerre yow noonu ngay mujj a dundee ba keroog ngay faatu boo donc ci réewu tubaab bi laa la wax de ñoom ñoo wax ceinture de chasteté dañ ko daan defal jigéen ñi boo ñëwee ci suñu réew yi démb am na ci buur boo xam ne da doon bañ ay seex dafa jàppoon ni ay seex bu ñu juddoo rek mu ñàkk nguuram bu ko defee moom bu mësaan a gis jigéen bu ëmb te biir bi xaw a rëy danaan kii boo moytuwul seex la indi bu ko defee dañuy jël jigéen boobu dugal ko ci gënn mu jël ay dagam yi guerrier yi ñu jël ay kuur di ko dëbb ba mu nooy loolu dañ ko daan def boo demee ci réew ci suñu réew yi ba léegi ci démb ak bërki démb nag lu yàgg la cosaan la amoon na ci yoo xam ne dañ doon jàpp ni góor bu faatoo dañ ko war a suulaale ak ay soxnaam maanaam bu amee ñeenti soxna yuy dund moom bu faatoo moom soxna yi yëpp la ñuy boole suul réewu arab yi balaay l'islam di fa ñëw loolu jàngalekatu alxuraan yi wane nañ ko da nga daan gis ko am doom bu jigéen suul loolu dañ ko daan def pratique yooyu dañ ko daan def kon pour wax la ne rek ne métital yi ñu daan teg jigéen ci yaramam mu koy yëg bëri na yaatu na mais daf ci am ay façon yoo xam ni li Bourdieu di wax violence symbolique yoo nga xam ni doo ko gis mais da nga koy dund mu nekk lu méttee métti looy dund loo xam ne dañ la koo wax loo xam ne dañ la koo xoolee loo xam ne dañ koo jëf ci yow xaw laa beddi nga koy dund bis bu nekk mu nekk lu metti loo xam ni kenn gisu ko mais yow yaa koy yëg yow yaa koy dund yow kese mais comme ni ma ko waxee léegi boo moytuwul loolu dafay dem ba yegg ci say njaboot day dem ba yegg ci sa ay doom dafay yàq sa àdduna te loolu effectivement jigéen ñi ngi koy dund ci biir kër yi te loolu moo ci gën a doy waar parce que kër yi dafa war a nekk foo xam ni moo war a protéger jigéen ñi dañ koy dund ci biir kër yi te duñ ko ñeme di ko dund ci bërëbu jàngalekaay yi di ko dund ci bërëbu liggéeyukaay yi di ko dund ci mbedd mi di ko dund fépp même ci fi nga xam ni sax dañ fay defee politique nga xam ni dañoo war a wax ni lépp dañoo war a yamale démocratie même foofu da ngay gis ne xaw na doy waar jigéen ñi dañ leen di xaw a beddi dafa am loo xam ne ñoom fa lañ leen xaw a féetale ñoom tamit ci loolu rek la ñuy dund mais quelque part xam naa ne madame Thiam dina ci ñëwaat yenn saa yi jigéen ñi ci seen bopp ñoom ñooy xaw a nangu loolu loolu la ñuy wax inhibition waaw nga dem ba jàpp ni man ndeke ne man fii mooy sama place fii rek laa mën a waruma génn lii yooyu tamit dafa nekk yoo xam ne war nañ koo làmb après professeur boo gisee li ñu suñu gan yi wax léegi nii naka la ñu mën a def tey ji ba briser tabou yooyu jàppale victimes yi nga xam ne ñu ngi dund yenn métital yi pour ñu mën a libérer wu waaw man dama am jàngat bu ndaw déjà ci li suñu invité yi wax à commencer par le professeur Djibi Diakhaté li ñu ci jàpp mooy violence yàgg na ci àdduna bi te daanaka société boo dem am na fa comme ni mu ko waxee et donc lu jar a xeex la et d'après madame Thiam li ma ci jànge mooy violence yaatu na parce que bu ñu waxee violence rek dañu yaakaar ne mooy dóor gaañ alors que c'est vrai qu'il y a des violences physiques mais il y a des violences psychiques et violence comme ni mu ko définir bu am solo mooy koo xam ne dafa jël dooleem doole yaramam loxoom wala nga jël sa doole xel di contraindre comme ni ko waxee nit maanaam di defloo nit lu ko neexul wala boog nga koy dominer di ko noot mën naa dem sax ba nga faat bakkanam wala nga gaañ ko wala nga koy toroxal donc loolu lépp ay xeetu violence la donc violence comme ni ko Djibi waxee aussi foo dem ci société bi am na fi
am na ci bërëbu liggéeyukaay yi am na ci mbedd mi am na ci kër yi am na ci école bi donc la violence elle est partout maintenant la question moi que j'aimerais ajouter c'est la question de l'origine de la violence parce que dina permettre quand même mu leeral suñu waxtaan fu ñu bëgg a jëm et puis aussi may ñi nga xam ni dañuy xeex la violence ñu xam stratégie de lutte dañuy teg alors sur la question de l'origine de la violence je parle sous le contrôle du professeur Djibi Diakhaté question la boo xam ni yàgg nañ ko débattre surtout entre des sociologues comme moom des philosophes et des psychologues mu am ñaari camp yoo xam ni ñoo opposé wu ñaari thèse benn bi thèse bi dafa dëppoog li un philosophe anglais bi ñuy tuddee Thomas Hobbes wax nee na violence dafa naturel ci nit daf ko judduwaale Thomas Hobbes dit que l'homme est un loup pour l'homme et que donc ci nit ki dafa am ay passions naturelles yoo xam ne moo koy pousser à la violence donc bu fekkee loo xam ne dafa judduwaale dana naqaree xeex l'autre thèse qui s'oppose à cette thèse de Thomas Hobbes est celle défendue par un philosophe français du nom de Jean-Jacques Rousseau Rousseau dafa wax ni nit dafa juddu baax maanaam l'homme est né bon et donc bu violent rek ak nu mënti mel société bi moo ko teg société bi avec les inégalités nga xam ne moom lay creuser mooy pousser l'homme à la violence alors de l'une ou de l'autre qui a raison qui a tort difficile d'avoir une réponse certaine parce que la question elle est philosophique et la nature d'une question philosophique c'est de ne pas avoir une réponse certaine définitive moi je pense personnellement qu'il y a un peu des deux il y a de la nature c'est vrai dans la violence mais il y a de la culture mais ak bu ci mën a am li nga xam ne mooy suñu rôle suñu wareef ñun ñi nga xam ne ay nit lañu mooy xeex violence sous toutes ses formes surtout violence bi nga xam ne ñu ngi koy teg contre jigéen ñi moo tax leur combat dafa doon combat bu noble parce que dañuy xeex violence parce que contre ki ñu ko teg mooy jigéen et je crois que dans un morceau bi suñu lay wax jigéen mooy suñu yaay jigéen moo ñu jural suñuy doom am na yoo xam ne bu ñu ko defoon sa waajur du la neex bu ñu ko defoon si jigéen du la neex kon doomu jaamur ji waroo ko teg loolu et donc jàpp naa ni c'est toute la société ñoo war a taxaw pour xeex cette violence contre les femmes voilà professeur li mu wax léegi dama bëgg am si quelques leeral rek parce que dafa wax ne des fois dañu naan violence bi dafa xaw a nekk lu culturel par exemple fii Sénégal dañu doon gis les gens ils se choquent moins bu ñu gisee benn ku góor di dóor jabaram c'est comme si dafa nekk benn affaire bu normal am na loo xam ni boo ko dundee daf lay topp après bëri na ci études yu wane ni xale yi gis seen papa di duma seen ndey ñoom bu ñu màggee dañuy continuer di def loolu dañuy def loolu ak seen soxna ëllëg parce que dañuy jàpp ne loolu mooy li jaadu loolu moom mooy li normal bi ci des nag yenn saa yi nga gis ñu interpréter ay textes interpréter ay aada interpréter ay cosaan pour légitimer pour ni lii moom moo war a am xam nga loolu texte moom boobu fekkee jëloo texte bi yëpp da nga ci jël benn pàcc rek yenn saa yi mën nga juum parce que texte dafa nekk ensemble quoi bu mu mënti doon nag dafa nekk benn ensemble boo ci jëlee rocc ci benn pàcc rek mën nga koo interpréter def ci lu la neex mais li wóor te wóor mooy aada ak cosaan dafa ni doomu aadama nañ ko jox cër diine yëpp dafa ni doomu aadama nañ ko jox cër bu ñu nee doomu aadama nag góor ak jigéen ñi ngi ci dugg waxuma la sax doomu aadama boo xoolee ñun suñu aada ak suñu cosaan waxuma la nit doomu aadama mais lépp loo xam ne am na day dund dañ ko war a jox cër ci suñu culture traditionnelle dañuy dem ba ni ku mel ni Senghor dafay bind le révérend père Placide Tempels dañuy bind ni ñun nature dañ koy respecter naka la ñuy waxee ci wolof arbre garab naka la ñuy waxee ci wolof médicament garab waaw kon daf lay wan ni arbre bi garab la dafay faj donc da nga ko war a respecter da nga ko war a jox cër li lay faj yaa ngi dégg donc pour wax leen ni kon ñun ci suñu aada ak suñu cosaan lépp loo xam ne dafa am bakkan dafa am cër suñu diine yi tamit loolu lañ ñu jàngal léegi naka nga mën a wax ni nit ki dafa war a am cër ba pare di ko faagaagal ba pare di ko teg yenn métiers yi donc boo ko bëggee justifier rek da ngay interpréter maanaam da ngay rocc dara pour jéem a interpréter yenn alors loolu nag dafa laaj formation mais li may gis faral di seetlu mooy dans notre vie de tous les jours suñu quotidien sénégalais yi parfois damay am impression que dañu nekk benn société bu violente nit ñi dañoo gaaw a saaga dañoo gaaw a dóor même ci mbedd bi ci circulation bi da ngay romb nit doubler ko sax mu saaga la. xam nga. nga joteeg apprenti mu dóor la kurpañ. xam nga loolu yar. gis nga psychologue yi ñenn ñi dañu wane ni ñun ni ñu bindee
dafa am ak mala gu nekk ci ñun. doomu aadama dafa am mala bu nekk ci moom. mala boobu da koy xëcc ci wax lu bon. da koy xëcc ci def lu bon. da koy xëcc ci xalaat yu bon. xam nga yenn saa yi nga toog wéet yow kese rek. di xalaat loo xam ni wóor na li waroo koo xalaat. sa xalaat jëm si loolu mooy sa partie mala. léegi nag partie mala boobu dafa am partie malaaka. donc doomu aadama ñaari partie la partie mala ak partie malaaka. partie malaaka bi mooy yar bi ñuy def ci yow. def ci yow yenn jikko yi pour mu xeex ak sa partie mala bi. mais nag d'accord nga ak man ni xeex bi du yomb surtout que bu fekkee ni sa partie malaaka bi doole bañ ko waroon a doolelee. demeewul noonu. nañ koy doolelee mooy lan mooy yar ga ñuy tàmbale ci biir kër gi. bu njëkk xam nga fan lañ daan tàmbalee yar. d'abord balaa ngay juddu. ni ñuy waajur yi ni ñuy tànnante. ginnaaw boo juddoo ci biir kër gi ñun école bi ñu njëkk a xam mooy kër. balaay école coranique di ñëw ak école française di ñëw. école bi ñu njëkk a am centre de formation bi ñu njëkk a am. mooy biir kër gi. dañ daan taaj ndab bu ñu taajee ndab bi ñu ni ku nekk na nga toog bu jub toog bu yiw toog bu sell. loolu la ñuy njëkk lijjanti. ginnaaw loolu boo ko defee ndab bi na nga ko téye sa loxo càmmoñ ba ndab bi du yëngatu. boo ko téye sa loxo càmmoñ na nga lekk ak sa loxo ndeyjoor te sa loxo ndeyjoor boobu sa place rek nga war a yem. waroo yem place su jàmbur kooku du tooñ. ndawal nga ci diggu ndab la. yow miy gone waroo ko laal mag ñi rek ñoo am droit laal ko mais mag ñi am nañu xel bu toll ni ku ci nekk la nga war a am dañ koy jël dagg teg ko ci sa kanam. waroo tuur ñam bi parce que war nga xalaat ni yow yàlla baaxee na la ñam boobu mais am na ku ko amul donc war nga wormaal ñam bi gis nga ci yar boobu. dañ daan sóoraale Camara Laye mi ngi bind loolu ci Enfant Noir dañ daan sóoraale yow sa taxawaay ci biir penc bi yar boobu nag moo xaw a tawat moo tax sëñ Moussa Ka di bind ci xarnu bi ni léegi suñu kër yi dañoo wéet Oustaz Aliou Sall nee na gone yu bëri seen ndey génn na àdduna ba ñu dàqee mbindaan ba waaw léegi bu ko defee kon yar bi nga xam ni war nañ koo yar def ko ci nit ki def ci moom yenn jikko yi ba mu mën a xeex ak diine sax dafay wax ni da ngay jihaat la diine wax nga mën a xeex ak nga jihaat sa nafs sa bakkan maanaam partie animale bi nekk ci yow loolu nag moom moo xaw a sooxee ci suñu penc mi maanaam éducation formation loo xam ne du école kese du daara kese biir kër gi la bu ñu génnee kër gi dem ci école dellu ci daara li ci des moom mooy modèle yi nga xam ne moom la ñuy jox xale yi yan modèle la ñuy jox xale yi bu fekkee ne ña nga xam ne ñoom ñoo war a yar ñoom ñooy saagante ci seen biir ñi koy gis xale yi di ci teg seen bët ñooy dóorante ay kurfeñ da ngay xool assemblée nationale gis gars yi taxaw di dóorante ay kurfeñ nga gis ku wax ju ñaaw ñu daal di koy jël daal di koy teg ca kaw yooyu yëpp nag dañ ko war a xoolaat ci suñu biir penc buñ ciy duut baaraam c'est pas pour critiquer mais pour wax nañu rectifier nañu xoolaat parce que suñu ay ndaw dañ leen a war a jox ay modèle moo tax léegi wax ji ñaaw nu mu gën a ñaawee rek yow yaay d'ailleurs sax da ngay bàkku di man maa la gën a bandi du lu jag ba nga ciy bàkku di man maa la gën a bandi donc dañu war nañu xoolaat dëgg-dëgg nag suñu taxawaay parce que ab pénc da ngay dox mais dafay dem ba jamono nga taxaw daal di xool daal di lii ak yar dafa nekk loo xam ni dafa am solo lool ci pénc moom la ñoom liggéey ñoom Badara mii di def ak yar dafa nekk loo xam ni dafa am solo lool ci pénc gis nga bu sooxee rek dafay mel ni pénc ba yëpp nërmeelu na te loolu mag ñu sell ñi fi nekk ñëpp benn mag bu nekk Medina Gounass nee na bu fekkee ni da nga nekk wéyjur boo xam ni am nga dara waaye xamoo dara nga jël sa doom boo xam ni amul dara xamul dara dénk ko sëriñ daara boo xam ni xam na dara waaye amul dara te yow jàppale woo ko ci dara bu sa doom xamul dara bul wax dara dañu góorgóorlu ci yar bi dëgg la madame Thiam damay dem rek si gannaaw professeur parce que professeur nag bëri na lu mu dugal sama bopp je ne ratais jamais ses cours donc damay wax ne boo jëlee ñaari scientifique yooyu bu njëkk bi am na fu mu waxee dëgg parce que nit ki dafay judd ak capital génétique am te capital génétique am mi ngi koy jëlee ci yaayam ak ci papaam mu jaxase ko mu nekk ay gènes yoo xam ne moom lay juddoo mu nekk la base de sa personnalité donc bu fekkee ne dafa juddu ci waajur yu tàng wala waajur yoo xam ne dina ci jël tuuti mais nag li Rousseau wax dama siy d'accord parce que Rousseau nee na nit ki day juddu nekk nit ku baax effectivement malgré que jeunes yooyu ñi ngi nelaw sa biir xale juddu nga xamoo mënoo dañ lay yàpp won la yoon gis nga buñ la yaree won la yoon mën def la ci environnement boo xam ne amul violence mën na am sa jeunes yooyu dañuy nelaw à jamais et jeunes yooyu dañuy am sax li ñuy wax inhibition maanaam dañuy tëdd di nelaw wante bu fekkee ni yaa ngi ci environnement boo xam ne c'est un environnement violent dañuy wax ne nit ki environnement am tam daf koy façonné c'est important environnement am tam daf koy façonné kon yow boo nekkee ci environnement bu violent boobu nga xam ne amul yar professeur wax na ko amul yar amul valeur
parce que lu amul yar amul valeur. amul yar amul valeur amul yamal fii amul hiérarchie. man il m'arrive d'aller dans des maisons yoo xam ne man damay daw bàyyi leen xam nga lu tax dama xamul man ku respecté wul mag. ba dem ba respecté woo yaay. rakk respecté wul magam. loolu ça veut dire que yar ba ca war a am ñëwul. nañu war a tege valeur yi xale yi xam ko ñëwul. te bu ñëwul rek violence baa ngi ñëw. damay renforcer li mënuma ko renforcer sax mais damay ànd ak professeur ci li mu wax dañu daan juddu suñu yar moo doon ressources humaines. parce que ci concession nga daan juddu. concession mooy baay am na néeg ak ñaari néeg nijaay am na yaay am na ñëpp a ngi ci biir. bu ko defee ñooñu fa nekk yëpp di nijaay di maam di tànta di baay ñëpp a yarandoo. ñu am nag seen ay outils également yu ñuy yare compte ci la bokkoon. gis nga man am na compte yu sama yaay daan raconté ba tey dañ may téye léegi magum jëmm laa mais dafa am solo. dafay marqué xale bi parce que xale bi il est vierge. dans sa tête. donc am na âge boo xam ne loo ci tracé rek. dana fa toog wala la ko fay dindi du gaaw. donc ñu jaar ci compte jaar ci bu rombee nijaay deful lu baax nijaay dóor tey boo dóoree sa doomu jigéen sax mu mer. jaar ci dëkkandoo bi sax day yar dëkkandoo bi ci biti sax day yar jaar ci maître école bi day yar. ñun suñu wàccaan suñu maître école daf ñuy jiital ba ñu jub suñu kër yi mu xool ñu ba ñu dugg ñun ñëpp suñu kër yi ñu dem. bu ñu tasee ak maître école bi feneen fuddul école ak suñu kër dañuy daw ba sànni suñu dàll. parce que il était en train de faire quelque chose et de mettre quelque chose dans notre personnalité future. et de mettre quelque chose ci ñun xale bi ni mu war a ni ñu ko war a yare ak ni mu war a màggee. ba nga xam ne les deux thèses yooyu dañu nekkul ay thèses yoo xam ne ku nekk da ngay bëmax sa morom. dañuy jàppalante mais jàppalante bi dafa am luñ ciy dugal. liñ ciy dugal mooy yar. nee naa toujours damay wax ne bul dóor sa doom wala boo juumee ba dóor ko wax ko li tax nga dóor ko ak la ca bon ak la ca baax. parce que yar du dara lu dul xamal xale bi ne ko lii baax na. dee ko def lii nag baaxul ndax boo ko defee fii la lay jëmee ak fii la lay jëmee Sénégal du yaree noonu danaan dóor rek acca baaxul li nga def baaxul acca demal toog non non booy yar da ngay permettre tamit nit ki ngay yar mu xam lu tax nga dóor ko. wala lu tax nga def interdiction bii. lii moo ko waral wala lii wala lii. mais madame oui man li ma bëggoon xam aussi mooy si campagne boobu nga xam ne lancé ngeen ko. muy 16 jours yooyu. ban jàngat ngeen ci am lan ngeen ci jëlee. waaw campagne boobu dafa nekk une stratégie mondiale. donc dafa am solo. dafa nekk une stratégie mondiale où tout le monde se lève pour parler des violences basées sur le genre. loolu am benn tilt bu muy def dans la communauté internationale. mu am tam benn tilt bu muy def ci bopp nit ñi. violence baaxul violence du rek dóor violence bi gën a metti jamono yu ñu toll mooy violence économique sa poche fees dell sa jabar xëy suba toogal la sa kër di la toggal di la xoolal sa njaboot di la defaral yàlla mayu ko fu mu jàpp. waaye lam koy defee yaa ngi ko koy xañ te pourtant am nga ko te mu nekk jigéen ju baax joo xam ne boo ko xañee foofu lay toog. donc cette femme là nu muy def ba togg bu baax. surtout bu nekkee ak ay goro. nu muy def ba nekk ba nuroog moroomu jigéenam yi ci lu baax kooku mi ngi souffrir kooku mooy violence économique. waaye dama lay wax ne les 16 jours d'activisme dañ ko commencé nag ci li nga xam ne mooy journée de lutte contre les violences faites aux femmes. di ko terminer ci déclaration journée des droits de l'homme. mu nekk ñaari bis yoo xam ne yu am solo la ba pare bis yu ànd la. pour wane ne nit droits humains dafa am pour femme ak pour homme ak pour ñëpp donc kenn amul droit teg sa morom mettital surtout mettitalu dóor nga xam ne danga ko def parce que kii yamu leen doole. loolu nag nekk loo xam ne daf ñuy may ñun tamit ndax population yi nga gis ni boo leen defaree les lois duñ ko utiliser tant que xamuñu ko duñ ko utiliser également tant que amuñu pouvoir économique parce que loi yi ñu teg tam am na ay pouvoir économique yu nekk ci biir. lu mel ne jigéen tey buñ la dóoree dóor yi metti nga ne man dama bëgg a dem porter plainte. mais boo demee il faut nga joxe les preuves les stigmates de la violence. boo amul loo jëndee certificat médical bu jar 10 000 ba 20 000 foo jëm. donc ñun on est en train d'implémenter un plaidoyer pour que le Sénégal rende gratuit
les certificats médicaux yi femmes yi di soxla bu ñu amee problème yooyu ba mën a continuer def seen réponse à la violence. loolu dafa am solo ak yeneen yoo xam ne day téye jigéen. sama professeur wax na ko léegi le système de valeur. le système de valeur sénégalais. lu ci ëpp day téye jigéen. ah sa doomu nijaay la de. waaw ah boo ko waxee sama sëy dina tas de. ah donc système de valeur bi dafa am benn nu mu tëddee ba nga xam ne day inhiber les réponses aux violences. parce que violence bu nekk rek dafa war a indi rek benn réponse. temps yee ñu génn am nañu benn texte de loi. boo xam ne bu am solo la bu dem ci viol ak pédophilie def ay dispositions sur harcèlement en milieu du travail. mais tey je pense que ñu ngi koy vulgariser d'ailleurs moom lañ defoon suñu thème. Pour femmes yi comprendre ko nit ñi comprendre ko mais je voudrais savoir kan moo ci bénéficier gum comme jigéen donc mais occasion la comme ni ma ko waxee sur le plan stratégique international pour que tout le monde parle de ces violences ba pare nit ñi investir jàppale jigéen ñi topp leen def prévention ça c'est fondamental. dañuy ci façon violence yooyu dañuy faral di wax viol mooy bi si njëkk. ñu teg ci coups et blessures yi. fii ci Sénégal fan lañ ci toll. Sénégal également dafa nekk ci sillage boobu. xam nga viol boo gisee ñu wax viol. sànq da nga waxu violence économique. waaw violence économique xam nga woon naa la am na typologie bi. violence économique mi ngi dugg ci typologie bi. violence dafa bëri. wax naa ko sànq ba nga xam ne typologie bi tey mën nañ ko jël fii di ko jël benn. du ñu gaaw a pare balaa émission bi di jeex. waaye viol boo gisee ñu ne viol. surtout viol ak inceste. mooy bi ci njëkk fii Sénégal. viol ak inceste xam nga yàlla nañu yàlla musal ci borom kër boo xam ne day violer doomam. am na lu professeur waxoon sànq sur le plan psychologique. jigéen di mën na dem ba dof. bu fekkee ne nag ce viol est suivi de grossesse te mayuñu la opportunité. interruption de cette grossesse là. loo bokk ak sa doom bàyyi nga bokk ak sa doom xol nga am xel nga am à chaque fois boo gëstoo gis xale bi ni doom neexee da nga koy rejeter. te doo ko rejeter yam ci da ngay am ay feedback mooy da ngay dundaat. lan événement boobu. ñu ngi joxe keroog l'exemple d'une femme boo xam fu mu toll day fomp elle se nettoie le visage fu mu toll rek. mu nekk benn tic boo xam ne c'est récurrent nii rek lay def. parce que il paraît que cette femme là quand elle a été violée le monsieur là quand il se levait il a déversé des choses sur son visage. donc ces choses là déversées sur son visage. daf ko hanté. te li ñuy wax daf ko indil feedback. donc viol boo gisee ñu jël ko. xaw ko teg ci kanam dafa nekk loo xam ne du lu ñu mën a raxas ci xelu doomu aadama bi dafa nekk loo xam ne dafay dofloo dafa nekk loo xam dafay désarticuler famille. dafa nekk loo xam ne kenn mënu koo xayma wala kenn mënu koo kii ci métit bi muy indi sur le plan psychologique. donc viol d'abord nekk na benn violence boo xam ne physique parce que la femme même bu amee 3 ans nga am 50 ans elle va pas se laisser violer comme ça elle va se débattre. Bien sûr. donc nekk na benn violence physique nekk na violence morale nekk na violence psychique te soo ko toppoon ci nga topp femme bi dans sa nu ñu koy waxatee ci addunaam nga topp ko ci trajectoire am. tu verras que jigéen la boo xam ne dafay naata xoona jigéen la boo xam ne elle est inhibée mun la dem liggéeyi pour am autonomisation. jigéen la boo xam ne sax mënul sëy sax. mënul sax sëy parce que li sëy laaj moom du ko mën. attention bi ngay am dans ton ménage gestion bi ngay def ci sa ménage parce que ménage gestion la taxaw bi nga war a taxaw sa kanamu jëkkër di ko jàppale mu lay jàppale ngeen di waxtaan di jël ay décisions pour avancer loo seen famille. parce que famille bi institution la. avancer loo seen famille jàppale seen doom yi et tout nekkatul. lu bëri nekkatul dans ta vie. donc mu nekk loo xam ne kenn xamul sax dégâts yi nu mu toll donc moo tax toujours dans la typologie nit ñi di ko jiital. voilà professeur est-ce que yaakaar nga ne violence yooyu ñuy wax lu fi gaaw a jóge la surtout soo xoolee suñu société ni mu tëddee nga xam ne comme ni mu ko waxee sànq soo naree jug boole ñu ne la sa doomu nijaay la. wala say papay doom la
xalaatal bu baax li ngay def ak yooyu est-ce que loolu dina fi nekk lu fi gaaw a jóge sànq tamit avant may ngay avancer. wax na lu am solo ci harcèlement au travail. Bien que tey jii même bu ñu tegee loi yi ban travailleur tey jii est-ce que am na war na mën a am fit bi taxaw di dénoncer yenn yi ak derrière fii boo xoolee ni ñuy xalaatee liggéey dafa jafe su ma ko defee est-ce que beneen employeur dina ma nangoo jël pression yooyu yëpp. waaw xam nga violence dafa yaatu dama gis benn rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2013 buy analyser un peu les données scientifiques sur la prévalence de cette violence mu wax ni boo jëlee téeméeri jigéen ci àdduna bi fanweer ak juróom 35% wax nañ ni au moins benn fois dans leur vie elles ont été victimes soit de violence physique ou sexuelle. dafa bari téeméeri jigéen joo jël fanweer ak juróom. wax nañ ni mas na leen a daal. ma gis beneen étude aussi de la Banque mondiale mu wax ni au Sénégal les femmes sénégalaises boo jëlee téeméeri jigéen juróom benn fukk yi 60% wax nañ ni ñoom it elles ont été victimes de violence conjugale. mais ça veut dire que fléau la. affaire bu yaatu la. et xeex bi dina metti mais nag foog ñu xeex ko parce que lu warul am xam nga jigéen comme ni nga ko waxee sànq dafa am lu muy symboliser ci ñun jigéen mooy suñu yaay. jigéen mooy suñu sœur. et nit ki loo bëggul ñu def ko sa waajur bëggoo ñu def ko sa jigéen mais waroo ko def jigéen. man dama jàpp ni sax ba yenn yi man damay jàpp ni à la limite dafay àgg ba ci folie parce que ni ko Djiby Diakhaté waxee sànq am na yoo xam ni boo ko vivre bi nga nekkee xale et boo màggee da ngay am tendance à être violent. boo nekkee xale ci kër gis sa papa yow ngay xale bu góor muy def violence di ko jëmale ci sa waajuru jigéen boo màggee noonu ngay mel. et à la limite bu fekkee da nga doon xale bu jigéen aussi màggee ci kër gis sa papa di def noonu sa yaay à la limite. si votre mère est soumise yow vous avez tendance aussi à se comporter comme ça loolu lay expliquer un peu la sous-dénonciation bi am. parce que chiffres yi ñu wax mais man jàpp naa ne romb na ko parce que sutura. ñun dañu am ay tabbu parce que am na yoo xam ne da nga koy rus a nettali. bu ñu la violé rus ngaa génn dañ ma violé loolu lépp day tax ba voilà que violence bi du yomba xeex mais ak lu mu jafe xeex suñu devoir en tant que nit rek mooy ñu xeex la violence sous toutes ses formes. et violence dem na ba ci waxuma la les femmes mais les petites filles xam nga le combat contre l'excision yàgg na fi. di jël xale yu ndaw di leen xarafal. et loolu lépp dafa bokk ci xeetu violence et jàpp naa ni c'est toute la société moo war a mobiliser dans cette lutte contre la violence et comme ni ko professeur Sank waxee et pour ce combat il faut qu'on revienne sur l'éducation parce que lépp mi ngi doore ci kër yi c'est-à-dire ñu éduquer nit ñi non dans la violence mais éduquer leen dans l'amour parce que boo juddee ci kër mosoo gis sa yaay sa papa wax baat bu ñaga sa yaay mosoo ko gis mu yëkkati loxo teg ko sa yaay mais da ngay jàpp ne du lu normal. et kooku bu juddoo ci famille bu mel noonu bu màggee du mënul doon violence et donc moi je pense que il appartient à nous les adultes déjà ñi nga xam ne ñoo yor éducation bi di war a éduquer suñu doom ñu yar leen ci ay valeurs. ba bu ñu màggee seen xel du xalaat ngay jël loxo parce que man je ne peux pas imaginer nga jël sa loxo yow xalaat ko yëkkati ko teg ko ci jigéen koo xam ni mooy sa soxna nekk sa kër juróole say doom. mënuma ko comprendre. et donc bu koy nit di ko def man damay jàpp ni kooku nag àndul ak sagom te kooku ku ñu jar a yërëm la te ku ñu jar a faji la. je pense. Professeur est-ce que dafa am benn profil type de l'homme violent parce que comme ni mu expliqué nii tey yow màgg nga ci famille boo xam ne xëy na yaa ngi gis sa papa di def noonu sa yaay wala nga gis say frère jàpp say sœur di leen dóor loolu mën na am ay répercussions ci yow mais man dama jàpp ne aussi loolu mën na def tilt dans ta tête de telle sorte que yow loolu da nga koy répugner nga bañ a tey ne man ni ñu doon def sama yaay loolu bëggatuma ko. il est clair que. yar bi am na solo ci taxawaayu nit bi ci penc bi. yar bi ñu def ci yow jikko yi ñu def ci yow ba nga xam ne yenn yi doo ko rus mais da nga koy jomb. wolof day wutale rus ak jomb. da ngay jomb yenn yi parce que am na lu ñu def ci yow ba yenn yow xalaatoo ko di ko def da nga koy jomb. donc yar bi daf ci am solo Badara wax dëgg madame Thiam wax na ko ci kër gi ci commencement bi foofu dañuy am ci ni ñuy yare nit ki am nu ñu koy waajale ñuy am yaakaar ci ni bu ñu paree ci yar googu. defar nañu nit boo xam ni nit bu mat la nit bu sotti la ci waxin ci jëfin ci xalaatin loolu yëpp maanaam du wax ju ñaaw du jëf ju ñaaw et cetera
maintenant dafay am ay tentation parce que xam nga léegi yar dafa xaw a jafe ci suñu pénc kër gi day yar mais dafa am yeneen affaire yu fi nekk yoo xam ni dañuy wane leneen loolu moom mooy jafe-jafe maanaam gis nga ki nga xam ni wax dëgg yàlla ay wéjuram la ñu chartoon ak moom def nañ ko yar nañ ko wan nañ ko modèle et cetera mais moom mu mel neneen bu boobaa nag dañuy laaj lan moo ci rax lan moo ci nekk élément d'influence boo xam ne dafa ñëw jële nit ki fii yóbbu ko feneen suñu médias yi dañ ciy jouer un rôle loolu tamit dañ koy xool bu baax a baax léegi dañuy seetaan ay film dañuy gis ay théâtre ay pièces de théâtre yoo xam ne yenn saa yi nga gis ci wax ju ñaaw yenn saa yi nga gis ci ay jëf yu ñaaw yenn saa yi et cetera ñu seetaan film ñu nekk ci internet connecté wu di gis yoo xam ne ci biir kër gi sax ci biir néegam yow boo yaree ci biir ëtt bi ba pare bu fatoo ci néegam leneen lay gis yaa ngi dégg donc bu ko defee dafay nekk loo xam ni dafa am benn xale buy def classe CE2 dañ ma mës a invité seen école mu ne ma dama am lu ma la bëgg a laaj ma ne ko looy laaj lan la mu ne ma suñu maître volontaire la temps yooyu volontaire mu ne suñu maître volontaire la daf ñuy wax ni dee leen jub dee leen yiw dee leen def lu baax bu leen jël alalu jàmbur mu ne ma li ma lay laaj mooy ndax maître bi naxuñu ndax moom nee na li mu seetlu mooy ñi def contraire li mu ñuy wax rek ñoom ñoo tekki ci réew mi gis nga xale loolu laa lay wax ni donc moom maître bi ma ngay yar gis nga maître bi liggéeyam def na ko nee na dee leen jub dee leen yiw dee leen wax dëgg bu leen laal alal jàmbur mais moom nee na est-ce que maître bi naxuñu ndax ñi def contraire lim ñuy wax yëpp rek ñoom ñoo tekki mu ni maître bi sax xëy na loolu mu gëm moo tax ngoon gu jot day daw ci ginnaaw car rapide yi pour ñibbi mu ne ma xam nga Zidane ma ne ko waaw mu ne ma Zidane ba muy jógee Real de Madrid Juventus de Turin di ñëw Real de Madrid contrat ba mun nga ko signé ñaari at la nee na lañ ko fay ca ñaari at moom maître bi dina liggéey 1833 ans pour am ni Zidane am ci ñaari at parce que xale yi yëpp lépp la ñu xam alors li ma la bëgg a wax moom mooy foofu influence yi nga xam ne moom la ñuy jox kii nga gis ñu seetaan benn làmb nga gis ku dóor nit kur feñ kanam yëpp xotteeku mu dem hôpital ñu ni yóbbu nañ ko ardo kooku daal di jóg yëkkati loxo yi ñu fay ko ay millions gis nga maanaam suñu beneen visage bi nga xam ne moom la ñuy waree ci pénc bi je n'ai rien contre le sport mais da ngay gis ñoo xam ni seen loxo nii la ñu dóor la kur feñ sa arcade bi yëpp xotteeku yow nga daanu ci suuf publiquement xale yi di ko gis yaa ngi dégg léegi yow mi def loolu ñu fay la ay millions yaa ngi dégg donc dama bëgg a wax ne il faut ñu xoolaat bu baax a baax suñu yar dafa war a nekk benn ensemble ban projet de société la ñu am gis nga nag ab pénc mënul jëm kanam bu fekkee yenn forme violence yi ma nga fay am parce que doguma la mais ci li ngay expliquer nii en fait dama bëggoon nga expliquer est-ce que tey jii ci li ngay wax ni kon ban perception la sénégalais yi am ci violence ban perception lañ am ci violence yi ñuy def nit ñi parce que des fois da ngay dégg façon commentaire yoo xam ne da ngay ñëw gis kenn dóor jabaram wala mu dóor même sa copine wala dara ñu ne la yow xanaa xamoo ne dafa am jigéen yoo xam ne lii lañ bëgg ku leen di dóor non waaw loolu moom laa lay wax c'est-à-dire que loolu yëpp mooy dañu war a delluwaat ci yar gis nga bi Ousmane Sembène di bind dans le mandat ni dans la société sénégalaise actuelle l'honnêteté est devenue un délit maanaam dañu bu ñu moytuwul li nga xam ni moom mooy li jaaduwul moom la ñu bëgg a indi ba ni lii moom moo jaadu nit da lay nax ñun la daf laa dóor marto fekk ne gis nga bëri na ci wolof li muy wax diw daf laa nax daf laa wor parce que yéen da ngeen a jàpp benn affaire yow nga téye ca loola moom mu dem defi leneen ba pare kooku nag ñu jàpp ni moom dafa yeewu quoi parce que dóor na la marto bu ñu deful nànk li nga xam ni mooy ay dëngate moom la ñu bëgg a jël jàpp ni lii moom mooy li jaadu yaa ngi dégg nit ñàkk na jub yiw sell am ay valeur nit am na dëng nit am na baax jub yiw sell donc li ci ëpp solo rek moom mooy nit ki jikko yi ñuy def ci moom yar nga ñuy def ci moom ba benn taxawaay bi mu am ko ci pénc bi mais li nga wax moom moo am c'est-à-dire que bu ñu deful nang pénc bi ñu ne dañu commencé di wëlbati lépp wëlbati bi mooy da ngay gis ki nga xam ni waxkatu dëgg la ku jub la ku yiw la ku sell la ñu ni kii dafa tardé dama am benn xale bu jigéen ñoo ni ma man de damaa bëgg borom kër bu baax bu bari yërmande wax ni vraiment daf may toppatoo ma ne ko yow de defe naa ni imaam diw dina baax ci yow mu ne ma ñaanal ma jàmm kat ma ni waaw kon léegi am nañu problème maam dañuy gis ki nga xam ne moo jub moo yiw moo sell ñu ni kii def ñuy indi problème léegi kii nga xam ni moom mooy et cetera ñu ni kii mooy bandi bi mooy guerrier bi dañu commencé di wëlbati loolu nag ak pénc moom laa doon wax léegi dañuy am projet de société ban société la ñu bëgg a tabax naka lañ ko bëgg a tabaxee ci biir société boobu ñu bëgg a tabax ñan la ñu jàpp ni
man ñi nga xam ne ay jàngalekat lañu. ban rôle le central lañ leen war a jox ba nga xam ne ñay àtte du ñu am liggéey bu bari. nga jàngalekat yii. bu fekkoon dëgëral nañ leen loolu ñu dëgëree. ñu liggéey la ñu war a liggéey. peut-être kay àtte liggéey ba muy liggéey du bari. loolu yëpp dafa laaj éducation. Bon maintenant on n'est pas des idéalistes nekkuñu ci société boo gis. day am ay rëq-rëq. société boo gis day am ay jafe-jafe. société boo gis mais nañuy moytu rek di tuumaal ñeneen ñi parce que suñu société bi yenn saa yi day am ay violence ñu naan ñi fi gane si ñoo ko fi indi. déedéet ñun la nañu xool suñu bopp ci seetu daal di gis ay jafe-jafe yi am ci ñun. parce que nag mu am bëri na ay jafe-jafe bëri na ay ñaawteef bëri na ay yàq boo duggee ci réseaux sociaux yi façon ñaawteef bu nekk di nga ko ci gis. yenn saa yi li ma bëgg a yokk terminer mooy violence bi yenn saa yi du jóge ci góor rek dem ci jigéen de. loolu il faut ñu leeral ko des fois ci entre jigéen ñi dafay am violence. entre jigéen da ngay xool jigéen ñi war a jàppale seen moroomu jigéen lànk ni duñ ko jàppale. yenn saa yi ñuy xëccoo lenn diggante góor ak jigéen ñëpp daal di fiiree ku jigéen ki dem ànd ak ku góor ki. waxuma ni nag dañoo war a ànd ak ku jigéen ki par la force parce que jigéen la déedéet waxuma loolu. mais li ma bëgg a wax moom mooy yenn saa yi jàppalante bi war a am ci seen biir. yenn saa yi du demee noonu. donc bu ko defee bu fekkee ni taxawaay bi comme ñoom madame Thiam yi ñuy def. def ay activités mobilisées jigéen ñi ànd ak ñoom ñu bokk li ñuy xeex ñu comprendre ko xam xeex bi fu mu jëm parce que tamit il faut nit ki comprendre xeex bi fu mu jublu fan la bu ko defee ñëpp daal di nekk benn say je crois que loolu buñ ko defee mën nañu dem ba mbir mi bu fi jógewul complètement tamit nag. dina nekk ci niveau boo xam ne dinañ ko mën a gérer. parce que fi mu toll ci doy na waar fitna yi ñuy teg jigéen ñi. xoqatal yi ñuy teg jigéen ñi. metti na lool te comme ni ma ko waxee léegi nekk na ci barab ba ñuy jànge nekk nañ ci barab ba ñuy liggéeyee nekk na ci mbedd mi nekk na ci film yi. nekk na film yi yenn publicité yi yenn saa yi mel ni jigéen objet de plaisir la. ba yenn saa yi dañuy publicité ba pare nga ni waa mais kii palaat bi la doon publicité wala boppam la doon publicité. produit bi la doon publicité wala boppam la doon publicité donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ni franchement ñoom madame Thiam am nañu liggéey yéen ñi tamit nekk ci média yi di nekk ay njaacaar am ngeen ci liggéey bu am solo. voilà madame Thiam foog naa am na lu muy wax ci jàppalante boobu déjà jigéen ñun avec voix et leadership des femmes benn projet la boo xam ne ñëw na Sénégal parce que bëri na dëkk yu mu nekk d'ailleurs ñoom laa fi toogal tey toogaluma réseau Siggil Jigéen wala réseau laa toogal ndax ñoom benn lañ dañu lëkkalikoo donc mu nekk ak 25 organisations 20 yi nekk ay associations 5 yi nekk ay réseau ñoom dañu bëgg a tabax loo xam ne ci yoon boobu la ñu nekk dina tax góor ak jigéen dinañu jaxasoo ci xeex violence dina tax tam jigéen am une transformation nekk benn leader am une transformation dans la société ba nga xam ne dina am taxawaay bu rafet boo xam ne dina xam fu mu jëm dina xam ses choix comme ni ko sama professeur waxee léegi dina xam ses choix ndax dem di xeex jigéen nekk na choix dem di xeex àndandoo ngeen di xeex góor nekk na choix ba nga xam ne moom dafa teg ay approches yoo xam dafa ne danaa prôner le leadership transformationnel ci association de femmes yi ba nga xam ne femmes yi dañuy dem à des niveaux jamais égalés dans le management dans le leadership mais également dans la posture sociale ak également atteindre ay objectifs yoo xam ne dañ ko teg parce que association yëpp maa ngi wax sous le contrôle de mon professeur association yëpp ay réponses dañu am ci problème yi nga xam ne ñoo nekk seen environnement seen ay objectifs ay réponses la ci problème yi nga xam ne ñoo nekk seen environnement surtout di laal communauté bi parce que dañ ne jigéen ñi ñu ngi bokk ci communauté bi waaye professeur dafa wax lu am solo ñun léegi dañu am approche de masculinité positive mooy tey le professeur ci la bokk yow ci nga bokk parce que vous êtes en train de défendre les violences faites aux femmes ou bien les violences observées dans la société parce que nekk na loo xam ne du avancer loo société bi nekk na loo xam ne day créer ay obstacles dans la société te lépp lu nit di xeex loo xam ne baaxul rek c'est pour que ñu dindi ko ci yoonu développement parce que suñu objectif yëpp mooy yoonu développement durable suñu objectif yëpp mooy jigéen mën a bokk ci vraiment mën a œuvrer ci développement mais bu loolu di am il faut yenn violence yi wàññeeku surtout violence bi nga xam ne nag dañ naan accès des femmes aux instances de décision je l'ai entendu bi ñu commencé da ngay nekk par exemple si je reviens à l'harcèlement au niveau des ci milieu de travail da nga fay nekk magum jëm sol sa dàll demaat ci école yi jàngi dem université dem fu nekk
pour mën a am parce que dañuy wax ne accès des femmes man accès bi dama koy teg ci benn soubassement boo xam ne jigéen ji bu bëggee dem accès rek dina xam fi mu jëm ak li muy def te dina am benn responsabilité boo xam ne yenn connaissance yi wala yenn savoir faire yi wala savoir être moo ko basé loo donc da ngay ñëw ñu ne la adjointe si tu prends man damay jël benn du ma tudd tur mais damay jël benn structure xoolal y a une seule femme ou 2 femmes yoo xam ne elles ont des postes titulaires sur 39 postes elles ont des postes titulaires kenn rek moo ciy am ñaar ñoo ci am ay postes titulaires te benn bi xam nga lan la xanaa nag jigéen di nga ko bàyyi ak jigéenam le poste de genre moom la ñuy jox jigéen ak beneen poste li ci des yëpp les 37 sont pour les hommes ci poste bi nga xam dafa titulaire jigéen ñi ñëw di nekk ay adjointes elles n'ont pas accédé aux instances de décision parce que je pense que poste bu dee dañu teg le patron du poste et son adjoint peut-être adjoint bi dina dimbale le patron à construire les décisions mais la décision patron bi moo koy jël kon cette femme-là elle n'accède pas à la décision oui. donc loolu mu nekk loo xam ne lu metti la lu doy waar la ba nga xam ne ñun dañ ne suñu nekkee góor ñi di liggéey ak ñoom muy la masculinité positive c'est le concept di liggéey ak ñoom VLF loolu la teg góor ñi di comprendre ñun suñu problème parce que yéen ñaar ñi je pense que da ngeen dépasser sax comprendre problème bi dem ngeen ba développer yërmande dem ngeen bay indi ay réponses qu'est-ce qu'il faut faire il faut aller vers l'éducation de base qu'est-ce qu'il faut faire il faut ñu def tampon entre éducation bi ñu joxoon suñu doom yi ak li koy yàq il faut loolu laa fi dégg ça veut dire que góor yooyu wax nañoo mën a nekk suñu wet di xalaat ak ñun di ànd ak ñun di liggéey di def li nga xam ne mooy masculinité positive loolu la VLF teg comme benn approche boo xam ne ne dina tax jigéen ñi dem vers ni ñu koy waxatee benn synergie d'action bu rëy parce que nous sommes 25 associations dont les 5 sont des réseaux benn synergie bu rëy boo xam ne dina mën a nekk benn incubateur boo xam ne dina indi ay transformation sociale du gaaw nag. mais madame Thiam sànq professeur mu ngi koy expliquer nee na violence yi bëri nañ. ñu ngi koy wane ci télé yi. un peu partout il y a la violence un peu c'est présent dans notre quotidien mun nañ ko waxee noonu. est-ce que yéen xam naa ne du yomb nag mais est-ce que am ngeen un peu ay chiffres yoo xam ne mun nañ quantifier phénomène bi. gis nga violence bi ku la wax ay chiffres ne la lii peut-être chiffres yi limite la fa. au Sénégal il faut dire la vérité. Il y a beaucoup d'associations qui ont leurs chiffres. Mais àggaguñu foo xam ne dañuy def benn recherche teg ne lii c'est scientifiquement ce qui se passe au Sénégal en termes de violence lii mooy chiffres yi. Mais sporadiquement mën nañu génne ay chiffres par exemple 2019 on a dit qu'il y avait 37 cas de viol 37 cas de viol dont les 2 sont des mineurs. Les 27 nekk na ay violences yoo xam ne dafa suivi de meurtre mooy temps yi nga xam ne rek dafa am recrudescence temps Binta Camara ci la bokk ñu naan am na femme bu ñu violé retrouvé ko nue au niveau de fële am na femme bu ñu violé au niveau loolu la woon les statistiques te statistiques yooyu c'était une synergie d'association ñoo bokkoon pour mën a am statistiques yooyu waaye tey boo demee au niveau des boutiques de AGS des boutiques de droit di nga fa fekk yeneen statistiques nga ñëw réseau Siggil Jigéen ñun am nañu ay statistiques tey VLF boo leen laajee mën nañ la génneel ay statistiques donc c'est une limite pour dire que lii moo am comme statistique réelle au niveau du Sénégal donc la société civile également à travers les associations dinañu def de temps en temps ay ñu koy waxatee ay études mais études boo xam ne dafay orienté wu ci dara rek donc c'est un défi aujourd'hui pour ñun que ñu mën a am benn étude scientifique boo xam ne portée par un sociologue portée également par koo xam ne jigéen portée en tout cas par différentes sensibilités yoo xam ne dañu nekk ci ay dimensions yu am solo dans la société ñu def nag benn étude bu mag xool réellement lan moo fi xew exactement on ne fait que constater et le constat a montré que amoon na benn recrudescence bu mag et puis recrudescence boobu sax moo poussé
à ce qu'on ait la loi criminalisant le viol et la pédophilie. mais à part viol am na yeneen forme de violence yoo xam ne waxtaan nañ ci tout au long de l'émission wax nga ko tamit même bu ñu ko fi doon quantifier émission bi du ci xaj est-ce que am na ay dispositions tey jii yoo xamante ne loi sénégalaise bi jël nañ ko pour contre loolu. depuis 1999 ñun am nañu loi boo xam ne ci loolu lay yëngatu. mais dafa fekkoon ne xëy na la coercition mooy nanu ko tegee pour ku ko def ñu daan la daan yu rëy. moo fi amul woon. kon dafa ñëw loi bi dafa ñëw consolider la première loi bi am. donc tey jii je me rappelle de bi ñu demee vraiment au niveau du palais ñuy def suñu bagage yu jigéen yooyu ak suñu président génne na noo xam ne nee na ku leen cokkaas sax loi bi dal ci kawam. donc loi bi nekkul rek pour viol ak pédophilie. loi bi dafa nekk benn loi boo xam ne dafay jël une coercition bu rëy teg ko ci li nga xam ne mooy violence. mais fàttalikul ne avant loi bi ñun amoon nañu en 99 beneen loi boo xam ne dafa voilà. dafay daan. ñi nga xam ne ñooy def violence yooyu. Professeur ci façon violence yi ñuy faral di énumérer am na ay humiliation ay violence psychologique yoo xam ne ñu ngi koy teg jigéen ñi foog naa loolu comme ni mu ko waxee dina nekk loo xam ne mën na la indil ay blocages yu bari mais c'est les formes de violence les moins connues aussi naka lañ ko war a mën a expliquer loolu. Oui, vous savez, selon ce rapport de tout à l'heure, rapport de l'OMS de 2013, nee na chaque jour que Dieu fait téeméeri jigéen ak fanweer ak juróom-ñaar 137 femmes faat nañ seen bakkan ci àdduna bi par ku leen jege. et loolu boo ko déggee daf lay tiital. et puis ñu constaté que depuis Covid bi ñëw xam nga dafa am ànd ak ay mesures de confinement. dans certains pays on a vu que violence bi dafa gën a yokk parce que góor ñaa ngi ci kër yi ak jigéen ñi stress peg yooyu yokk violence bi. et donc loolu aussi seetlu nañ ko. et violence yi comme ni ko waxee bari na façon viol. ni mu ko waxee sànq. xool sa doom di am looy séq ak moom wala xool sa jabar di ko dóor man jàpp naa ni il faut que ñu dans la stratégie yi ñuy war a teg pour xeex la violence ñu xool ñenn ñi nu ñu leen di jàppalee parce que man jàpp naa ni maanaam man ku ànd ak sa xel doo fa àgg man jàpp naa ni ñu war a jàppale lañ maanaam dañ leen war a faj. xam nga dafa am dans une société ce qu'on appelle le couple névrotique. couple névrotique mooy da ngay gis góor goo xam ne il est sadique c'est du sadisme. c'est-à-dire pour mu am bànneex foog mu toroxal ki mu nekkal foog mu torturer ko di ko saaga di ko humilier. mais parfois di ngay dégg ñu naan loolu jigéen ñi ñoo ko bëgg. mais moom mooy jigéen bi ko bëgg mooy ce qu'on appelle une femme masochiste kooku pour mu am bànneex moom foog yow nga koy toroxal di ko dóor di ko gaañ di ko saaga ñaar ñooñu fu ñu dajee mais ci xeex ak xuloo la ñuy dëkk. donc ñooñu. dañoo feebar entre guillemets et dañ leen war a faj parce que tu sois sadique ou que tu sois masochiste ay feebar la et donc société bi ci boppam day toll foo xam ni société bi day feebar et donc pour nga xeex violence dëgg dafay laaj ñenn ñi nga jàppale leen faj leen malheureusement chez nous xam nga amuñu culture dem seeti ay psychothérapeute dem seeti ay psychologue mais man jàpp naa ne am na ñoo xam ni dañu laaj psychologue mais borom kër bu mën a toog doomam di ko violer mais da nga feebar. te kooku dafa laaj c'est-à-dire diñu naan yedd yërëma ko gën mais kooku dañ ko war a jàpp yóbbu ko hôpital ak il faut un accompagnement. te ni Sénégal gi comme Sénégal la ñuy wax pour le moment mais ñi war a accompagner dafa bari parce que y a trop de violence et comme ni nga ko waxee violence yi dafa bari ñu ngi jàpp jigéen di ko toroxal jàpp jigéen di ko mettital jàpp jigéen toog ci kawam def ko jaam et loolu lépp. ànd ak nag sutura parce que dañu naan dëkk sutura la sous dénonciation tey jii buñ la mayee sa doomu nijaay bu la dóoree mais ci kër gi la yem du ngeen mas a dem police. parce que c'est dans la famille ñu jëm ko régler dans la famille du loo xam ni dana jëm kër et donc foog ñu taxaw gën a xeex cette violence parce que elle atteint quand même des niveaux pandémiques. Professeur juste xam naa ne ñu ngi dem ci suñu fin wu émission mais dama bëggoon xam est-ce que tey jii am na ay signes yoo xamante ne soo xoolee nit ki di nga mën a xam ndax. elle est victime de yenn violence yi surtout psychologique wala physique est-ce que am na ay signes yoo xam ne boo ko mën na la permettre nga déceler une personne victime de ces violences. oui am na ay signes en fait bu fekkee nit ki dañ ko teg fitna mu dund ko. boo dee xool ni muy jëflanteeg nit ñi dina am lu ci xaw a feeñ. est-ce que dinañu jël temps nag pour déchiffrer xool
ni nit ki am na loo xam ne doxatul ci moom. ni mu doon jëflanteeg nit ñi boo ko dee xool dina am jafe-jafe. dootul wóolooti kenn. dootul bëgg di nekk moom kese dafay xaw a ragal. dafay yooyu da ngay gis ni kii am na luñ ko teg loo xam ne ñenn ñi dinañ dem ba dootuñu wóolootu seen bopp sax. dootuñu am confiance en soi. maanaam yenn initiative yi ñu doon jël xaw a am kontaan di dund di et cetera di reetaan. yooyu yëpp dafay xaw a manqué ci ñoom. yooyu ay signe la. soxna si wax na sànq ki nga xam ne da doon raxas kanam gi. loolu ab lutomanie la tudd. yenn saa yi loxo bi lay raxas toujours ki nga xam ne dañ ko violer souvent mën na développer boobu kii day yaakaar ni dafa am lu ko taq. donc jamono ju nekk dafay raxasu di jéem a dindi loolu di ko taq li ko topp. am na xale boo xam ne xale bu ndaw boo xam ne dañ ko sàkku ci ginnaaw biñ ko sàkkoo ci ginnaaw ba pare ki ko def juróomi dërëm la ko jox. léegi xale bi da doon def après fu mu gisee pièce su 25 da koy jël teg ko di ko dessiner. parce que buggu ko woon a wax ba finalement ñu ni ko yow lu tax ngay dessiner juróomi dërëm bi ci lay soog a expliquer li ko daloon ci loolu. donc dina am ay signes dina am yu ñuy wane mais est-ce que dinañu jël temps wu déchiffrer ko. pour gis ni lii am na mais li wóor li nga xam ne xaw na constant mooy nit ñi dund loolu dina feeñ ci seen wax. dina feeñ ci seen jëf dinañ feeñ ci ñi jëflanteeg nit ñi. mais boo ko déchiffrer rek di nga xam ni kii am na lu muy dund loo xam ne lu xaw a métti la pourtant ñun sax dañ koy xaw a wax yenn saa yi soxna nekk ci kër di sëy nga ne yow de sa sëy neex na. parce que mi ngi reetaan mi ngi gis mu épanouir mi ngi kaf mi ngi et cetera am na relationnel yenn saa yi góor gi tamit nga gis ko xaw ko wéram de gis nga jigéen ñi tamit yenn saa yi ñu teg fitna góor ñi de quoi qu'on puisse dire nag loolu tamit dañ ko parce que waaw góor ñi yenn saa yi am na ci ñoo xam dañ leen di duma non dëgg la am na ci góor yi ñuy duma je crois que amoon na benn association des maris battus yu nga xam ne seen soxna yi leen jàpp duma leen ba ñu lor yenn saa ñu teg leen fitna yoo xam ne ay wax bi ñu wax violence symbolique bii violence verbale mais yenn saa ñu gis góor ñoo nga xam ne lott nañ ci lool sax violence bëri mais loolu yëpp rek nag pour wax ne bu fekkee ne waajal nañ ci suñu bopp ni ñu ci war a waajee maanaam waxtaan yu mel ni dafay waajal day tax ni yooyu bu ñëwee nga xam nooy taxawee loolu tubaab bi wax compétence de vie nga xam nooy mën a taxawee bu lenn amee bu fekkee waxtaan nañ ci nga siiw sa njaacaar yi nag yenn saa yi loolu la ñuy génne dañ lay dimbali ba yenn yi bu ñëwee dina fekk ne soxna Lalla dafa mel ni waxoon na ci professeur Badara madame Thiam waxoon nañ ci donc man nii laa ci war a taxawee waaw ci mën a dépasser yenn affaires yi yenn wax yi nag naka nga ko mën a jëlee ba wax ak nit ñi ba delloo si leen ba ñu parce que violence yi nga xam ne mi ngi am ci couple ci biir couple bi lañ ko mën a lijjantee ak keneen ku mën a intervenir à l'extérieur wax bu paree ci couple bi lay des ñoom ñoo ko mën a lijjanti dépassé ko yooyu yëpp ay compétences de vie la yu ñu war a mën a développer ci nit ñi mais encore une fois pour ñu xam rek ni bu ñuy dund ensemble ci couple bu ñuy dund ensemble ci kër bu ñuy dund ensemble ci quartier bu ñuy dund ensemble ci société li ci ëpp solo moom mooy ñu dund ci jàmm dund ci dal am ay objectifs de développement parce que suñu dëkk yii nii néew doole boo xam ne defe naa ni war ñu am temps sax di waxante lu ñaaw di jëfante lu ñaaw parce que am nañu yeneen objectifs yi nga xam ne mooy objectif de développement yi ñu war a liggéey te objectifs yooyu di ñu xaar bari lool. voilà madame Thiam xanaa ma bàyyi la nga tënk ba pare di la laaj rek ndax ci sa gis-gis est-ce que Sénégal taxawaayam dëgër na dëggantaan ci wàllu violence faite aux femmes. voilà donc damay dellu si rek si professeur Ndiaye lu mu wax léegi. parce que ñun liggéey nañ ci lu bëri ñu nag waa VLF ci période de Covid bi parce que période Covid bi dafa nekk période boo xam ne violence yi dañoo yokk parce que dafa créer benn environnement de violence. da ngeen ci gis plus d'alerte. waaw on a eu beaucoup d'alerte et dafay am également yeneen violence yoo xam ne nit ñi duñ koy fàttaliku ba dañ koy fàtte par exemple le personnel féminin de santé le personnel féminin de santé ñooñu dañoo jàkkaarloo woon ak ay violence bi ci jëkk mooy insuffisance un peu dans la protection parce que lépp rek loo xam ne dafa ñëw rek Covid bi dafa ñëw attaquer Sénégal attaquer monde bi daaneel le système de santé il fallait des réponses pour ñu minimiser yenn décès yi ak yenn létalité yi muy décès yi par rapport à Covid bi donc dañu jël ressources yëpp presque tourner ko foofu et c'était normal qu'on puisse mettre toutes les ressources ci foofu léegi nag am na ñoo xam ne amuñu protection bu doy loolu violence la ngay xëy di dugg ci environnement maladie te amoo protection bu doy loolu violence la nga war a delloo sa kër fekki fa sa njaboot te nga nekkoon ci environnement boo xam ne environnement maladie la loolu kii la ñu ko wax ci VDG la
donc yooyu ñun dañ ci liggéey ak ay psychologues ñu liggéey ci vraiment réseau Siggil Jigéen moo ci accompagner VLF au niveau de Dakar. Voix et leadership des femmes au Sénégal ñu liggéey ci nag liggéey bu am solo. mujjee am ay relations créer ay relations d'aide ak femmes yi mujjee également defar benn boutique multifonctionnelle au niveau du réseau pour ñu mën fa recevoir femme bu bëgg a ñëw. alerter waxtaan ñu mën ko teg ci yoon. bu ñu yorul yoon bi ñu seetal ko yoon bi teg ko fa. donc loolu dafa am solo te dëkk yëpp dañuy liggéey ci accompagnement psychosocial. su amee période de crise mais comme ni mu ko waxee Sénégal nekk xamuñu ko bokk ci suñu culture bokk ci suñu aada. que nga jóg di def un accompagnement psychologique. loolu dafa am solo ñu war ci waxtaan. ñuy wax également ci je pense que c'est la question violence bi. violence bi nan lañ ko mën a xàmmee. loolu dafa am solo. violence bi niñ ko mën a xàmmee professeur wax na ko. nit bu sa xol neexee dañ lay xool rek ci sa comportement. ak li am solo ci doomu aadama bu dee dafa wér dafa war a am une certaine sociabilité. di reetaan di kaf di dem ak nit ñi di dugal di génnalante. koo xam ne dañ la violenté ba perturbé la doo ko def. tu es dans ton coin. wala yaa ngi sa néeg tëdd soo ayee sa ñaari fan ñëw togg ko demaat tëdd. yaa ngi mere ñëpp sax. yaa ngi mere ñëpp parce que yaa ngi développé benn caractère de refus. parce que li la dal moo tax. yaa ngi am ay feedback. bu feedback yi ñëwee sax da ngay bëgg a daw làqatu ba sa douche. ndax ñu bañ laa gis sa jooy yi wala yooyu. donc tout ça dénote de l'individu est-ce que équilibré na. wala est-ce que équilibré wul. te jigéen boo xam ne wala nit boo xam ne dañ ko teg ci problème yooyu du équilibré. cette personne-là toujours dafay am des relations difficiles. cette personne-là toujours du développer sociabilité. cette personne-là toujours daal am na nu muy defee noo xam ne à la limite sax tu te poses la question est-ce que kii wér na. am na góor yi ñuy violenté mais loolu dëgg la. c'est vrai. loolu dëgg la mais. ñooñu violenté wuñu leen ci rapport de force. Ouais. parce que violence bi également c'est des rapports. c'est des rapports entre hommes et femmes. des rapports de société yoo xam ne. socialisation bi moo ko indi. parce que nee nañu bu fekkee ne sa doom da nga koy won yoonu ñàkk violence di ko yar bu baax di ko tabax ci ay valeurs. du gis nga def yaayam dara lu bon. sa doom jooju su màggee noonu lay mel. wante bu fekkee ne également dañ ko tabax neneen. jigéen bi tam buñ ko tabaxee neneen. yenn saa yi mu tàccu. parce que amul doole. parce que rapport bi également. c'est la force parce que man maay jëkkër. mais c'est la force parce que je développe plus mes biceps sont plus développés. waaw loolu dafa am solo de. mais nag bu ñu demee ba teg association foog naa ne c'est plus que des tàccu. c'est plus c'est plus que des tàccu et je pense que man sama orientation mooy orientation VLF j'ai beaucoup aimé voix et leadership des femmes mooy masculinité positive wax naa ko léegi. dëgg la ànd ak góor yi xale yu ndaw yi sax à l'école war nañ leen a jàngal lan mooy violence ak nan lañ koy moytoo ak li tax mu bon. dans la maison man bëgguma sax nga mag sa rakk mu tooñ la nga dóor ko. pourquoi nga koy dóor mën nga ko yedd. sa parents yeddale la ko. loolu yëpp dafay freiner. la violence bi waroon développer au niveau de la maison. merci beaucoup madame Thiam. professeur Badou ma bàyyi la nga tënk rek xëy na di nga am yow loo wax ci violence bi nga xam ne ñu ngi koy teg góor ñi aussi. waaw surtout li professeur wax parce que les femmes aussi compensent leur faiblesse physique par une violence verbale c'est-à-dire par la parole. moo am benn histoire bu xaw a xoromu nee na waa ji dafa ñëw wàcc ci kër gi jabar yi ñëw tout de suite facture courant bi ñëw na facture ndox bi ñëw na fayu xale baa ngi nii. loolu violence psychologique. ah ouais. wax ba sonn waa ji bàyyi ko ba mu rek mu ne ko man de léegi lañ ma woo nee nañ ma sa papa dafa wàcc liggéey ndaw si daanu bi mu jooyee ba noppi mu ne ko dama lay nax mu ne ko lu tax nga wax ba léegi mu ne ko yaa ma tiital ma fayu et donc c'est une violence contre la violence et donc pour dire tout simplement que à foog ñu xoolaat et xeex la boo xam ni ñëpp lañ ci war a jàpp et je pense que parce que c'est les paroles du morceau de jigéen ñi de Youssou Ndour dama koy rappeler toujours parce que dafa wax ni seet leen ci yàlla lii ñaaw na yéen ñi di dóor jigéen yéen lay waxal nee na jigéen du fowukaay du morceau yéen ñi di dóor jigéen yéen lay waxal bu ñu ko defee sa waajur du la neex kon doomu jaamur bu ko dóor bu ñu ko defee sa jigéen du la neex kon doomu jaamur bu ko dóor jigéen dañ koy teral jigéen kenn waru ko dóor te nee na bul xaar ba mu diis ba mënatula dem bëccëg ak guddeeg bëccëg nga koy toroxal
jigéen mooy suñu yaay jigéen moo ñu jural suñu doom donc jigéen daal dañu la war a teral man j'aimerais terminer avec ces paroles de jigéen ñi de ce morceau de Youssou Ndour. Professeur yaakaar naa ne boo nekkul woon professeur xëy na di nga mun nekk woykat di remercier bu baax suñu invité yi fi ñu fi teewaloon tey di professeur Djiby Diakhaté di tamit madame Thiam bu réseau Siggil Jigéen ak VLF di remercier équipe technique bi nga xam ne accompagne nañu aussi pour la réalisation de cette émission suñ ma ko permettre rek ñu remercier suñu artisan bi Moustapha Ñing voilà daf ñu confectionnel des porte-clés spéciales Ndiathiar mu ngi ñuy suivre di ko remercier bu baax également ci taxawaayam boobu di leen jox rendez-vous ba mardi prochain di leen wax bonne suite des programmes également sur ITV.